bismillahi rahmaani rahim. li nga xamante ne moom la kilifa gi wax ñaanal way jiitu yi yal na yàlla yërëm leen jéggal leen xale na aljanna ñun yàgg fi loolu di leen ñaanal allahuma bu ñu yéegi yal na ko yàlla nangu. fatiha ñetti ixlaas benn bu nekk ànd ak bismillahi rahmaani rahim. iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddallin. bismillahi rahmaani rahim. qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. bismillahi rahmaani rahim. qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid alladina shahidu laka bil wahdani ma thalji wal barad wa naqihim min ya rabbal alamin. لحينا وميتنا وحاضر وغائب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ñoo ngi yëkk suñuy kàddu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wax dëgg yàlla di leen niiw di leen masawu coono si li nga xamante ni moo ñu fi boole tey muy yëfi Yoof. si biir noonu mu am ñoo xamante ni tey ñoo ko waral muy suñuy jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ni jàkkaarloo ak ñun lépp li ko ëmb mooy liggéey ba nga xamante ni regroupement des anciens footballeurs de Yoff commencé woon nañ ko ñoom ñu ñëw wàlli sañu si balaa ñuy dugg nag si waxtaan wi dëgg dañuy présenter suñu gan yu tedd yi nga xamante ne nii am nañu ko ñu nekk fii tey si table ji jàkkaarloo ak yéen te ñu yëgaloon leen bés bi pour ñu mën a ñëw àndax ñun si liggéey bi ñu sumb ngir ñan ngir suñuy doom ngir suñuy sët ngir suñuy jarbaat. ginnaaw noonu invité nañ le chef de cabinet maire Abdoulaye Diouf Sarr Mbaye Niang nga xam naa mu ngi si yoon wi ndax. ku ne kilifa ne maire bi mooy suñu kilifa ñun ñëpp si wàllu commune bi ndax ñoo ñu jiite demoon nañ ba maire yi waxtaan ak moom mu ne woon incha allah dina ñëw xam naa bu ñu doxalee ba si kanam bu soobee yàlla dina fi teew. seeti woon nañu Biram mi nga xamante ne nii mooy président d'honneur bu RAFI regroupement des anciens footballeurs de Yoff moom it incha allah rabbi bu ñu la tàggatoo dina ñëw. li nga xamante ne nii moo di APEXI ñëpp a xam taxawaayam si Yoff ñoom it envoyé nañ ñu ku leen teewal muy soxna su tedd ji nga xamante ni tey moo toog ni suñu càmmeñ saltige Mamadou Mbengue kenn du ko présenté ti Yoff lépp lu waa Yoff yi yëkkati moo say jiit bu dul loolu nekk na koo xamante ni tamit lii ñu taxawal si la bokk parce que ñoo fu balandoo donc membre à part entière la si RAFI kenn du wax bàyyi ki nga xamante ne nii moo di waa école Seydina Mandione Laye ki nga xamante ne nii mooy directeur bi di El Hadj Omar Mbeng Jean indi na doomam muy Pa Assane mi nga xamante ne nii moo ko yoral lépp loo xamante ni mooy si wàllu école bi mu ñëw teew ndax partenariat bi nga xamante ni am na ko diggante ak RAFI. ginnaaw loolu Babacar mi nga xamante ni moo nekk nii à ma droite mooy ki nga xamante ne nii yàlla dogal na Europe la nekk France mais depuis ñu door loxo masul jog si xale yi si loo leen yëga si loo leen yëgul muy si wàllu matériel ak alala lépp moo ngi si suba ngoon guddee ba cëg ñu am fi tamit gan goo xamante ne nii macha allah di ñaanal doomam yàlla defal ko tawfeex ak aafiya muy soxna Caba Diène Samba di yaayu Mamadou Fall mi nga xamante ne tey mooy tiitaru Yoff si wàllu football doon l'international doon ki nga xamante ni mooy icône académiciens yi seeni doom mooy seen référence mu Fall moomu yaayam moo nekk ni tey toog ndax ndaje mi mënuñu ko woon a def te yaayu mu Fall du toog lii tax c'est très simple mooy xale yi si doomam la ñuy copier pour fa mu nekk tey suñuy doom ñuy ñaan yàlla genn wàll gi wala ñëpp sax toog fa ñu toog tey fa mu toog tey donc loolu dafay baax ñu commencé ko waxtaan wi di remercier les membres de RAFI yi nga xamante ni ñëpp El Hadj Ndiaga Ndoye moo toog nii moom mooy ki nga xamante ni mooy relation extérieure lépp lu nekk bitim réew RAFI di ko dox moom mii mooy ki nga xamante ni moo ko yor donc sinon bu dul loolu Amar Ndiaye il est le secrétaire général
Bayda Thiombane moom mooy adjoint Bay Biram organisation Papa Ablaye Ndoye mi nga xamante ne ni du taay du daw moom mooy le trésorier ñoo ngi leen di masawu ñoom ñooyu ñëpp di leen gërëm di leen sant si jiital bi ñu jiital pour ñu piloter li nga xamante ne ni mooy projet RAFI ak projet EMPAFI ñu mën a dugg si waxtaan wi dama ne ba nga xamante ne ni gisee naa wax EMPAFI barka démb ba toog nañu wax bureau bi ñu waxtaan mën na leen yéen a aye seen bés la du bésab RAFI mais dinañ leen gunge en tant que seen càmmañ en tant que seen i ñoo xamante ne nii ñoo leen ubbil buntu bi ngeen fekk sañu si liggéey bi si biir noonu mën na leen woon bu ñu nawee dinaa jël kàddu gi gan yi nga xamante ni invité nañ leen ma def benn avant première ñu comprendre lan moo ñu fi boole parce que dafay am solo kii nga invité mu xam lan nga ko invité ak si lan la mën a uyoo bu ñu paree si loolu kàddu gi dinañ ko jox ki ñi nga xamante ne ñooy mooy EMPAFI d'abord ñoom ñu exposé gën a dool li nga xamante ne nii mooy li ñu bëgg présidente bi muy ajaratu soxna Fatou Ndoye mooy ki nga xamante ni moom la ñu jiital mu nekk président dina jël kàddu ak ki nga xamante ne nii mooy soxna yaa njëre Ndoye mu nekk ki nga xamante ni tey mooy def wàll bi discours bi si tubaab ndax moom dinaa taxaw si moom tuuti ndax bés bii il faut ñu xam fan la jóge pas yéen mais ñi nga xamante ni ñoom la ñu invité ndax dañu toog ki nga xamante ni mooy soxna Ami Samandir yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko oo ma téléphone ne ma président day bëggoon naa fekk si seeni réunion parce que dama bëgg ñu waxtaan ma ne ko d'accord invité ko si suñuy waxtaan ba ñu ñëwee réunion mu nañu dama bëgg boo leen ma joxee feu vert ma àndaax yaayu académiciens yëpp ñu ut kuréel goo xamante ne nii dañuy jël suñu loxo dugal ko si nii ngeen di liggéey ñu ne ko mais lan moo tax mu ne parce que yéen a ngi jël suñuy doom bu dee lekk yéen la bu dee solo yéen la bu dee naan yéen la bu dee jàng yéen la même bu dee da ngeen di dem bitim foo xam ne ni sax du Yoff pour fubali ji transport bi yéen la olof nag dafay wax ne bët bu rusul toj te wax dëgg yàlla mënatuñu toog seetaan defuñu dara te dugaluñu suñu loxo si li ngeen di def pour jàppale leen parce que li ngeen di def lu noble la te Yoff soxla na ko ba mu waxee automatiquement wax dëgg yàlla suñu assemblée bi RAFI accepteel ko loolu yàlla dogal mu ñëw seetse leen yéen it ngeen taxawal seen kuréel kon tey balaa ñoo commencé dugg si biir waxtaan wi dëgg kooku dañuy dellu ñaanalaat ko yàlla yeesal yërmandeem tàbbal ko aljanay firdaws ndax tey bu ñu deful woon lu mel nii defuñu li nga xamante ni mooy li ñu war ndax yaakaar naa ne bu dul woon ak moom tey lii du mas a am yàlla nag dafa am lu mu ñuy junj si lii tax mooy lan taxawal naka fi dem bañu yéen amu leen droit à l'erreur wax naa leen ko du benn du ñaar kon donc loolu dafay baax ñu xam exactement EMPAFI lan moo ko jur loolu fa la juddoo EMPAFI mooy maman des pensionnaires de l'académie football de Yoff fekk se RAFI mais loolu yëpp dafay nekk rek loo xamante ni lii olof yi di wax naan sotti si ak def si la pour mu gën a dëgër ginnaaw loolu li ñu fi boole ma li nga xamante ni moo ñu boole fii tey man dugg si mooy projet bi nga xamante ni RAFI am na ko yéen ngeen wàllu si ñu war ko jaay waa Yoff ndax am na ñu ko yëg mais ñëpp a yëguñu ko bu ko ñuy si yëgee lan lañ si war a taxawoo benn bi mooy man dama wax ne doyul rek yéen ngeen regroupé wu nii rek organisé wu ne da ngeen di jàppale seeni doom mais nañu jéem a ànd ak yéen ñu seeti ñii yàlla nga xamante ne ñoom la dénk dëkk bi ak kilifa yi nga xamante ni yàlla defal na leen fu ñu fëgg mu ubbeeku pour ñu mën a ànd ak ñoom li ñu bëgg si liggéey bi ñu man ko am loolu moo waral tey EMPAFI mën nañ jéem a créer loo xamante ne ni kilifa yi dañuy ñëw toog ñu exposer leen li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xamante ni am na solo loolu ngeen di ko liggéey ànd ko waa RAFI ñi nga xamante ni tey ñoo yor suñuy dem jëm si école bi moo ngi nii muy paasan dina si am lu mu si wax am lu mu wax si waajur yi saltige Mamadou Mbengue mën na si wax lu bari parce que pas plus tard que mercredi bi passé invité nañu ñun waa RAFI si ay bourses yoo xamante ni dafa am benn école bu mu doon signer benn convention ñu jox ko 75 bourses loolu la lay signifier day signifier que ëllëg bu ñu góorgóorloo ba suñuy doom yi yàlla dogal ñu am bac moom pare na pour ku si am bac mu accompagner la bourse loolu léegi lañ koy préparer kii nga xamante ni moo di Mbaye Gueye dina ñëw parce que
wax dëgg yàlla partenaire Rafi la jël alalam ak dooleem di si def moom it dina ñëw si loolu nga xamante ni mooy liggéey bu am solo boobu mooy def soxna su tedd ji nga xamante ni moo toog ni suñu boor moom it as moo ko fi yebal pour jigéen ñi nga xamante ni tey ñoo nekk fii mbir mi bañ a yem si seen i doom rek mais moom it mu indi dooleem indi xam-xamam indi expertise am ba ñu xool tamit projet yoo xamante ni jigéen ñi dinañ si mën a gis seen bopp loolu yëpp dafay nekk loo xamante ni tey buñ ko dajalee taxawal ko yaakaar na la nga xamante ni moom la ñuy ut dinañ ko si am moo fal nag yaayam man maa dem seeti ko démb astafurlah barka démb si àjjuma ji bi ñu jullee juma ba pare ma betta ko sax dem àndaa Ablaye Ndoye rakkaam ne ko lu ñuy taxawal bëgg ko mënuñu ko def te teewoo explique que yëpp ni mu demee mu ne bu soobee yàlla dina ñëw ñu ko si sant di ko si gërëm ndax moo fal ba ñu fa mujjee man maa xale yi ñoo def délégation ne leen kaay dem ki ngeen seeti ki nga xamante ne nii mooy seen icône ñoom ñëw wax dëgg yàlla keroog ñu dem kontaan lool si daje bi nga xamante ni daje nañ ko am Mop Fall te bu dul loolu Mop Fall avant juste pandémie corona bi di am xaalis bu baree bari la ñu yónnee ñu jënd si matériel boo xamante ni bu takkoo takku la dem nañu fi Dakar Sacré-Cœur di football xale yi sol mooy yoo xamante ni Mop Fall moo leen ko envoyé mooy noir blanc yooyu keroog kii ma Abdou mi nga xamante ne nii Yoff la dëkk di liggéey Dakar Sacré-Cœur tubaab bi bu mu ñëwee daf ko laaj naka mais ñii équipement yi ñu sol équipement Charleroi la ñii fan lañ jëlee lii mooy leen dañu am seen benn doom boo xamante ne nii professionnel la Charleroi lay football moo leen di solal li ñu sol nii kon ngeen gis ne ñi war a jàpp ku nekk yaa ngi def la nga xamante ni moo la si war tey nag bu ñu toogee waxtaan diisoo joteen tey xalaat rek ñoom ñii mën nañ ñu apporter lu bari moo taxoon ma ne ndaje mi comme Mpafi day commencé ay activité am ñu commencé que ni yaakaar naa kilifa yi xam ne Mpafi am na fi dina tax ñoom it ñu dugal seen loxo si li nga xamante ne nii mooy liggéey bi gudd na waaye il fallait ma def noonu pour ñuy toog xam exactement lan moo ñu boole pour ñu mën a dugg si waxtaan wi mën a yaatal ba ñoom it li nga xamante ni ñun bëgg nañ ko ak yéen ñoom ñu mën si taxaw bu baax a baax léegi kàddu gi incha allah dañuy jël jox ko ki nga xamante ne nii mooy présidente bi moom mu jël kàddu gën a yaatal li nga xamante ni mooy lii leen fi boole tey indi leen fi tey pour ngeen mën a am si incha allah. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp ku si nekk di la jox sa cër di nuyu suñuy kilifa yi toog di si jiital saltige Mamadou Mbeng di nuyu yaay Mop Fall Assane ak Mbaye Gueye ak représentantu APEX si Soda maa ngi leen di gërëm seen teewaay ndax oote ñu uyu la dafa jafe waa comme ni ko Jibi waxee man damay jiital sama ngërëm si Jibi au nom de ñi toog ñëpp yaay xale yi ñu ngi lay gërëm di la sant bu amul àpp ndax lii bu ëgsee fii dëgg la yaa jiitu sa kaw de ak sa équipe ñu ngi lay gërëm di la sant lépp yow la lépp yow la di la ñaanal yàlla rek yàlla na ngay am jot toujours ndax yaa ngi si xale yi si waajur yi guddee ba ci subax nga comme ni nga ko waxee Mpafi Ami Samba moo ko sooke yàlla na ko yàlla yërëm dolli kay leer fa mu nekk ak mbooloo mu jullit mu fa nekkal ndax bi muy bëgg a taxawal lii am na ñu moo xal fii ku mel ni Oumy Sarr ngi sama wet ak caba ñëwul dafa am ngànt waxtaanee nag ak ñoom ba mu ëgsi si yéen ngeen nangul ko mu sol daalaam nag ànd ak Oumy Sarr mi quartier tóngoor balaa yéen owul kenn téléphone dafa sol daalaam topp nit ñi ba ñëpp dajaloo mu joxe bés ñu daje APEX ñu taxawal lii réunion bi ñu mujjee def APEX booba mu ngi nekk en perfusion booba machine bi koy perfusionné mu ngi si loxaam kii mën na ma seede ak Marème dafa ñëw fekke man ne ko foo jëm mun ma déedéet tant fan dooy bàyyi rek mu ñëw fekke man ko yow da nga convalescente dama tëddi mais loolu lépp am na lu mu si jublu woon mooy taxawal ñu ñun ba ñu taxaw ba pare mu dem kon loolu war nañ ko mën a sàmm continuer ko ba bam xelam nekkee si ñun mu mën a tàlli yàlla na ko yàlla dolli leer waaw loolu mu doon taxawal ndëg li mu ne woon ne loxo bët bu rusul toj yéen waa Rafi da ngeen jël suñuy doom ak suñuy sët nekk ak ñoom di leen jàngal football di leen jàngal école di leen utal ay répétiteur di leen solal di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan te suñu dërëm new si bi mu ootee loolu taxawal loolu ñu ne ko kon dëgg ñun dinañ xool nu ñu def mooy ñuy daje chaque fin du mois dina te di leen jox
jour bi ñu jëkkee dajale oola yow Jibi Cissé ak kii nii ama da nga bañ ne doo jël loolu ñu wax jëm kaw jëm suuf nga bañ ba tëdd ñu sànni la enveloppe bu foofu loolu day wane rek ne yow lii ngay defar sa équipe defaloo ko pour alal defoo ko pour laneen pour bëgg xale yi tekki rek ndax fi ngeen jaar yéen moo tax ndax da ngeen football ba dee au lieu nga boole ngeen boole kax jàng di football rek ba tey jii muy loolu te léegi ku nekk xam na ne football étude mooy jiitu football door a ñëw te yéen slogan boobu ngeen jël ne étude ah sport kon nag ñun dañ leen di gërëm di leen jaajëfal di leen gunge ñii daje nii te tey saltige yaay sama kilifa moo doon wax ne saltige Moustapha Sall manager u àll ñu ngi lay dalal bu baax jërëjëf ak ndiir wenge waaw may wax ne sama kilifa fi nekk muy Mamadou Mbeng saltige Mamadou Mbeng kenn ñépp xam nañ ne du dugg si loo xamante ne du dëgg du dugg si lu dul dëgg ndax mu ngi nii du lii moo ñu boole du li ma fay sëyit moo ñu boole projet bari boole na ma moom may liggéey moom mu ngi nii toog fu nekk ànd naa fa moom nag kon de saltige suñu mbir a ngi ñun dañu ut ay carte de membre carte yooyu nag si ngeen ñu mën a dimbalee pour ñu jàppale suñuy càmmeñ yi loolu moom dama la koy wax directement ñi si des tam muy loolu ñu ngi gërëm Mbaye Gueye ñu ngi koy gërëm bu baax fa nga nekk yàlla na fa yàlla doo li xéewal di gërëm moo faal di gërëm yaayam ji toog ndax wax fa dëgg yàlla sama sët sa ñe demoon sa kër la foto yaa ngi man mu teeru leen teral leen yàlla na teraa nga yàgg si loxaam beneen point bi may wax mooy njare am na ñoo xamante ne mamaay rafi lañ tey lañ ko door a gis njare dafa am lu def lu am solo ndax dañ ne kóllëre ginnaaw lay féete waaye dafa séqoon na Ami Samba ba yàlla weddi mu jóg taxaw ne doomi Ami Samba maay seen yaay loolu doyatu ko mu ne damay ñëw dugg si biir Empafi lu fa Ami Samba taxawoon mu taxaw ko fa njare ñu ngi lay gërëm di la sant yàlla na sa taxawaay yàgg yàlla na nga toog bay gis njariñu xale yi ngeen baal maa xaw salaam a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim. Permettez-moi, chers invités, de m'exprimer en français. Monsieur le représentant du maire de la commune de Yoff, Madame la représentante de l'APEXI, Monsieur Hassan Beng, des cours privés Seydina Mandione Laye, Monsieur le parrain de Rafi El Hadji Biram Gningue, Monsieur le saltigue Mamadou Mbeng, Monsieur Babacar Ndoye, bienfaiteur et partenaire de Rafi, Monsieur Moustapha Tal, bienfaiteur et partenaire de Rafi, Madame Thiabadjen Samb, Madame Fall Thiabadjen Samb, mère de Mamadou Fall, chers parents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, j'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole au niveau de cette illustre assemblée, à la suite de notre présidente Adja Fatou Ndoye, pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence à cette importante rencontre au nom des mamans pensionnaires de l'Académie de football de Yoff, je veux dire Empafi. Les Empafi à travers la défunte Amissa Mendir, qui avait fait un constat au niveau de l'Académie, avait jugé nécessaire de se regrouper pour apporter leur modeste contribution, leur modeste soutien par tous les moyens possibles, disponibles et accessibles au Rafi. En effet, ces pères de famille que vous voyez là et anciens footballeurs consacrent le plus clair de leur temps à s'occuper de nos enfants, de leur santé, de leur éducation et de leur formation. Et ceci dans un seul objectif,
les voir réussir dans les études et dans le sport. En tant que mère, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester les mains croisées à ne rien faire. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes ressources de la commune de Yoff. Nous vous invitons à venir s'associer à notre cause pour soutenir l'académie, soutenir nos enfants. Nous disposons de cartes, comme l'a déjà dit Madame la Présidente. Et nous vous proposons dans un premier temps, à titre de contribution, ces cartes. Je ne peux pas finir sans vous dire que les MPAFI, pour atteindre leur objectif, se sont fixés de mettre en place beaucoup de projets. Et pour cela, nous aurons besoin de l'expertise, du soutien matériel et ou financier de tous les Yoffois, autant que nous sommes, car c'est pour le bien de nos enfants. À toutes et à tous, honorables invités, chers sympathisants, soyez-en remerciés de votre présence pour le déplacement que vous venez d'effectuer pour nous témoigner de votre soutien. Nous souhaitons que vos prières et bénédictions accompagnent les MPAFI dans la mission qu'elles se sont fixées. Nous disons simplement merci. Ce petit mot de 2 syllabes pour vous exprimer notre profonde gratitude. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, le message que nous voudrions livrer cet après-midi à l'occasion de la première sortie officielle de MPAFI. Que Dieu accorde d'abondantes bénédictions à notre mouvement pour le rendre émergent selon nos souhaits. Je vous remercie. léegi dañuy jël rek li nga xamante ni moo di kàddu gi ñu jébbal ko suñu invité yi nga xamante ne nii tey ñoo fi toog ndax am nañu tamit li nga xamante ni mooy benn gis-gis si li nga xamante ni jot nañ ko fi développé pour ñoom ñu mën a dugg si li nga xamante ne nii moo ngi leen di xaar jëm si RAFI jëm si MPAFI. ne seytaane rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ka si nekk saw tur ak saw santa laam yaakaar mam ni yow fekk leen si jàmm fekk seen ak njaboot ak ñi leen jaboote waaw di leen remercier encore une fois ay remerciements yu commencé xam fu commencé amul fa moo terminé di ko jëmale si yéen ñi ñu yoral sunu ay jarbaat sunu ay doom yéen waa RAFI parce que lu ñu waroon la yàlla def ka mu sotti si seen ay loxo ngeen yoral ñu suñu ay jarbaat ak suñu ay doom ñu ngi leen a remercier di leen encourager ça veut pas dire que ne ñu jiital leen bàyyi leen ngeen dem mais dinañ ci gën a wastuwaat suñu àqal lu ñu si mën ñu jàpp ndigim soob na yàlla di rafetlu aussi initiative bi xamante ne ni moom la yaayu académiciens yi am que ne wax bi Ami Samb wax ne bët ba rusul toj mu la am solo parce que kala yoral di la sàmmal di la jàngalal di la yaral kenn mënu la jël place ab yaay wala place ab papa neexul kenn ka si jur sa doom ka nekk rek kenn mënu kenn bëggul kenn yaral la sa doom mais ñoom liñ see def lii tax ngeen ne waaw parce que seen njariñ la seen njariñal doom seen njariñal boppa wax leen alhamdulilah parce que am ngeen sens seen ay doom ñu encadré leen loolu noonu wéy jib mi bu ko amoon ak kaneen kama yab ma doomi nijaay Vincent bañ ko amoon tey dinañ dégg 14 moo fal wala 15 moo fal ci Yoff mais malheureusement lii ñun dañ ko doon jooy amuñu ko woon bu ma ko waxee je parle en connaissance de cause parce que defe naa mouvement nawetaan bi ma see dugg aw ma 14 ans ndijaay ñi nga yàlla na ko yàlla fay maam Issa Samb yàlla na ko yàlla fay parce que grâce à eux
ma mën a toog si mbootaay ga mel ni wax si football wala développement football parce que fañ ma tettee la bay bi raba ngi toog mën na kaa seede waruma wax sax parce que wax si développement football wala déet à la place de Ndiaga Ndoye Ndiaga maa ngi la remercier encore une fois parce que vous avez su m'encadrer comme ni mu waree les mamans félicitations félicitations jo am commencement mais du am fa mu yem parce que teraanga rek moo koy fay ak lu leen Rafi defaloon li ngeen def dina leen gën a joxu fit sax ba ma amee la ma leen a wax mooy que ne du ñu leen seetaan aussi ak la ngeen bëgg a ànd ak Rafi ñun la ñu si man dinañ ko si jéem la ñu si manul autant pour moi dinañ ko si jéem pour pouvoir vous aider dans votre démarche pour le développement suñu ay jarbaat ñoo si nekk suñu ay doom ñoo si nekk donc autre que du courage je peux pas dire plus loo leen doon def benn gën leen kaa def pour le bien de vous-même maman parce que doom ji réussir yaay ja da cee kontaan doom ji réussir jariñ boppam jariñ yaayam door a jariñ ay nijaayam ak i bàjjenam donc loolu la ma am la ma see wax la ngeen di def nag ñun ndigim soob na yàlla lii ñu yàlla wërsëgal xës néew rosit yi dinañ leen ko si jéem a def pour pouvoir vous aider àndax si ak yéen pour la réussite de tout Rafi yàlla nañu si yàlla yombalal man naka te yàlla na nañu ko defal. ni photo bi ngeen di gis nag mooy ki nga xamante ni mooy jëm si yàlla am Samba Ndir moom la ñu jël floqué ka si li nga xamante ne nii mooy carte membre bi pour wan ne rek am na fu mu toll woon ak ñoom ba lu mel ni tey mën a taxaw voilà sympathisants yi nag lu ñu mën a jënd carte bi rek moo ngi noonu. bismillah asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk si turam ak santam mënoon naa bañ a wax sax mais damay ñëw fàttali engagement bi paa bi amoon si ak Rafi moom sax moom bu joxee engagement moom du ko retiré donc damay confirmer rek que ne ñun ñu ngi si pour jàppale booy mi si jàng booy si jàng mi dama koy fàttali encore projet boobu amoon naa ko avant Rafi di ñëw déjà ren jii rek am naa sama benn booy buy def étude sport ren dafa am bac da doon football di jàng donc pour wax yaay yi rek que ne mën na nekk c'est possible ñun bu gérer jàng bi Rafi gérer football bi yéen a siy des yéen a siy des boo ñu defee genre organisation yi man sama xel day dal parce que li may wan ne booy bu ñu ñëwee kër ga boobaa di nga leen gérer comme il le faut te loolu rek mooy problème bi en fait booy bu ñu ñëwee école ñu ngi leen di gérer ñun bu ñu demee sport gars yi waa Rafi ñu ngi leen di gérer léegi nag leen na des ñu ne kër ga wala ñu ne si mbedd mi bu fekkee ne yéen vous êtes assez organisé pour am benn association ça voudra dire que ne di ngeen mën a gérer booy seen kër ga comme il le faut donc côté boobu moom sama xel day dal parce que xaw ma woon ne sax ni ngeen la demee xaw ma si woon dara parce que surprise la ma grand bi defal donc sincèrement dama siy kontaan parce que dañuy bëgg à chaque fois ñun école ñoom association parents d'élèves yu dynamique mais gis naa ne dynamisme bi am na fii donc sama xel day dal sincèrement de mon côté man dama bëgg a fubal dama bëgg a jàng lépp lu si war pour booy réussir si jàng bi incha allah ñun dinañ si taxaw loolu moom suñu wàll la loolu dinañ si dem ba mu jeex damay joxe une petite anecdote rek moo faal moom avant muy dem Belgique man maa doon yor ay CD ay vidéo donc avant muy dem Belgique ñëwoon na école expliqué ma affaire yi mu ne moom dafa am lu mu regretté mooy bu jàngam sori woon am na yeneen détails da koy gérer facilement mais il est obligé lépp lu mu mën war a def day obligé laajte à gauche laajte à droite te xam nga neexul te gars yi dañuy jaax sa kaw donc booy moom am nañu chance yu jàng nañ dem moomu mat rek comme ça incha allah bu amee ñaar ñeent juróom yu si génne contrat bu ñu leen proposé kenn du leen si mën a nax incha allah donc man maa ngi leen di encouragé bu baax te xam naa ne su ma joxee rapport pa bi dina si kontaan parce que temps yëpp si li la ñuy waxtaan association parents d'élèves bu dynamique moom la ñuy wër donc comme tey yéen moom dafa la ngeen nii bu leen bàyyi jàppale leen rek parce que dina baax incha allah waaw jërëjëf. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant. may kontaan si assistance bi ni ma ko fekkee di remercier waa Rafi bu baax
di leen wax leen nii la Yoff dafa am benn dynamique communautaire bu ñu engagé te ñépp ci war a ànd nekk benn man dëkk ndawal fédération pencum Ndakaaru laa mooy projet Jàmmalaay loolu la nit ñi gën a xam fii projet Jàmmalaay ñun dañuy liggéey sur la protection de l'enfant dañuy liggéey sur la protection de l'enfant mais dafa am ay ñeent yu ñuy intervenir ñu tuddee que les vannes muy la violence abus négligence ak exploitation lépp jëm ci xale projet Jàmmalaay bi muy liggéey loolu mu tollu benn jamono parce que dañ doon am ay financement boo xoolee ñu koy jox benn xale comme ñu ne xale bi dañ koy jël en charge scolarité am kiwam santé am yépp léegi ñu toog ba benn moment ñu ne nañ dugg ci dynamique communautaire léegi au lieu ñuy jël benn xale di ko defal dañuy defal communauté bi yépp nag moo indi ñuy def ay réflexion ci école yi par exemple boo demee CM Yoff jox nañ leen ay photocopieuse même lycée yu kii yi nu mu tudd même primaire yi école 4 loolu lépp tonton Momadou Mbengue maa ngi koy jël en kii mu seedee loolu ñuy def affaire yu bari ci communauté bi ñu teg benn moment ñu ne dafa jaadu ñu dimbali jigéen ñi parce que jigéen laa gis xaalis bu mu yor ci doomam la ko jëmee góor ñi moom na ngeen ma baal parce que ñoom bu ñu amee dañu takk ñaareel andi wala ñu takk banay jabar andi mais ku jigéen lu mu am bu amee ñaar dërëm bi ci doomam la ko jëmee ñu ne nañu installer ay avec ay kees yoo xamante ne day jël 25 personnes ba 30 personnes jigéen ñi nag moo tax ñu indi avec yi autonomisation de la femme moo tax ñu indi ko pour permettre ku jigéen ki mu am source de revenu boo xamante ne dina mën a dimbali boppam dimbali doomam te du sonal kenn te du tàllal loxoom tam lu bari ñu ne nañ indi kees bi ñu ko installé ñu ngi am 80 kees au niveau de Yoff ñu toog benn moment ñu ne il est temps ñu def benn réseau parce que 80 kees yuy kii ku nekk 30 personnes soo calculer nekk na plus de 2000 et quelques membres ñu ne léegi nañ ko def une organisation boo xamante ne day am lépp mu nekk benn réseau yàlla nag moo ma nattu ma nekk présidente ci réseau des avec bi yëpp au niveau de Yoff APEXI ba Tongoor ñun ñoo koy gérer mu nekk nag sax boo xamante ne dafa xaw a compliqué wul mais jigéen ñi ay jàmbaar lañu parce que kees boo koy créer ma expliquer leen nan lay demee kees boo koy créer 1 an lay durer premier jour épargne bi kenn du indi dara mais suñ toogee 1 an bu ñu koy toj minimum 4 millions dina am ci kees ba parce que ay apport lay doon ay part la ñuy jaay man damay jaay ay part 2500 lañ koy jaay léegi bu ñu dabalee 4 semaines ñu génne xaalis bi ñu lebalee ñu ne ku bëgg dañ lay lebal mais bu ma la lebalee 5000 boo may fay danga may fay 5250 sama part sama intérêt 5% la am na ñu def 10% léegi bu ma la lebalee 5000 nga fay ma 5500 mais 500 yooyu ak 250 yooyu bu ku nekk lebee dañ koy dajale ba 1 an minimum seen intérêt boobu dina nekk 1 million minimum saa yi nga nekk 1 million et quelque loolu femmes yi moom la ñuy liggéey ku nekk sa cotisation dañ koy jël sa intérêt yooyu ñu séddoowaat ko seen biir ñu dugalaat tam ci biir kees yi benn caisse de solidarité benn sachet la chaque semaine da ngay joxe 200 boobu suñu paree fin de session bi femme bu nekk mën na ci am 10 000 et quelque su fekkee ay 30 femmes la dina nekk 300 et quelques mille léegi as bi ma oowee expliqué ma seen affaire bi ma ne loolu day intéressant yéen waa Rafi ñu installé leen kees bu ñu leen installé kees comme ni ngeen di def nii dina leen permettre yéen ngeen di cotiser chaque semaine permettre ngeen am ay intérêt permettre ngeen am ay bénéfice yooyu ngeen versé ko ci académie bi pourquoi pas en tout cas mën ngeen liggéey lu bari mën ngeen jàppale seen ay doom parce que ñu loolu moo ñu tax a jóg la protection de l'enfant ma bëgg ku nekk boo leen demee ngeen xalaat ci ñun moom kees yi pare na yéen a ci des boo leen dajalee benn groupe de 30 man ma ñëw installer leen def leen formation ñu suivre leen loolu laa amoon su may wax ngeen baal ma aax
retard bi. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi tudd Soda Seck représenté APEXI fii nii ci biir commission économique entrepreneuriat communautaire donc may saluer aussi saltige Mamadou Mbeng ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di jox un clin d'œil aussi sama doyen Diarrendoy xam ne moom ma tette macha allah au niveau de l'APEXI liggéey bi doon na loo xam ne am na solo bu baax si ñetti pàcc laay ñëw benn bi muy wàllu éducation parce que bu ñu waxee éducation c'est la base de tout développement te comme éducation le rôle de l'éducation le rôle de la femme ngeen jéggal ma si yaay rôle bi mu am si doom éducation daf si am solo mais yaay li muy jàngalee doomam pour mu réussir moom rek moo ko am papa amu ko ndijaay amu ko keneen amu ko donc may interpeller femmes yi déjà regroupé ngeen ñoo nekk benn groupement mais boole leen si loo xamante ne nii union la gu gën a baax boo xamante ne nii di ngeen déggoo di ngeen communiquer ngeen mën a boole seeni doole parce que wax nga ko léegi dañ toll pour jëf mais ñëpp a jëfandoo si benn kàddu mooy gën a am impact donc loolu laa leen di ñaan par rapport à éducation bi bu ñëwee si wàllu entrepreneuriat communautaire muy commission bi ma bokk lii dokkatu bu dajeex gestu la parce que commission bi ñu ngi réunir pour boole les forces vives de Yoff te bu ñu nee les forces vives de Yoff wax entrepreneuriat communautaire jigéen daf si am solo donc ñu ngi waxtaan ak GIE yi moom dafa ñëw macha allah ma ne ko dama la naroon tudd sax parce que boo xoolee 80 avec ñu ñëw àndandoo liggéeyandoo parce que l'APEXI est l'association mère APEXI boot na Yoff mu yer couleur goo xamante ne depuis 1981 lañ ko créé donc boobu am naa 1 an muy dox ba léegi ni APEXI ëmbee Yoff noonu la bëggee def orientation boo xam ne ñëpp lay boole ñu mën a yëkkindoo xàccindoo dóorandoo donc da ngeen di jàppale commission bi si wàllu boobu ñu di leen invité suñu prochaine réunion yi tamit ñu ñëw si orientation yi nga xam ne APEXI mën na leen si jàppale ku mel ni saltige macha allah mu ngi ñëw di participer si réunion yi yëpp bu ñu booleendoo les forces vives rek dinañ mën a jëm kanam donc en ce qui concerne commission entrepreneuriat communautaire dinañ xool yenn projet la ñu mën a àndandox femmes yi mën leen a jàppale ñu mën a gën a développer lenn li may ñaanaat mooy femmes yi encore une fois am na loo xam ne c'est concret ku si nekk sa armoire am na jesner booy war a jëndaat jesner jëlal 60 millions yi nga dugal ko si kees yi pour jàppale ko ñi ngeen baal ma àq si kàddu gi. salaamaaleykum parce que li may wax dama koy wax rek man lu may wax rek yàlla moo ma doy seede te fii beneen daanaan moo fi ne yàlla rek moo fi ne à part yàlla kenn du kenn gis na dëkk bi dafa war a defaru di ñaan nag suñu doom suñu xarit yàlla na ko yàlla defal jàmm gën a wéral tànk yi lu mu ragal si football yàlla na ko yàlla dax muy moo faal ñun dëkkuñu Fimela dëkkuñu ko Ndiaye Yoff lañ dëkk aji boo daay la Yoff gii nit ñi nañu jàppale xale yi parce que man su ma wax du ne xamul tuma na man xam naa may de genre yow may rey quoi dama ne am nañ fa ay cadre am fa ay kilifa yoo xamante ne franchement war nañ jàppale suñuy doom ñun tamit amatuñu jot man je lance un message envers tout le monde à part de amatuñu jot ñun Yoff lu ñu moom suñu bopp ku dëkk feneen di ko jël mënatul ne fii si Yoff man dama part personnellement mën naa àll li may wax dama koy xool parce que fii ñu war a dimbal dañu war a dimbal teel a tax ay xale lañ parce que man affaire affaire bi commencement bi bien vrai man d'accord moon xaw ma nu demee mais bi ma gisee laa gis lépp kii moom dañu ko ñaan yàlla rek saltige moomun béy nga quoi ay bourse mu di ko def te yàlla rek tax am na fenn fu xajoon Moustapha Tall tamit du ma la wax dara parce que waa Rafi yàlla na yàlla defal jàmm may leen wër quoi waa Yoff dañ jàppale suñuy doom mais fii ku fàcc sa ànd boo dem fekk borom toog fa lii gën a yées si àddina nag mooy ngay jàppale ko xamante ne xamoo ko si doomu aadama te boo deewee doo ko gis boo amee problème doo ko gis nañu wax dëgg te yàlla tax parce que ñu on est fier être des Yoffois li ma wax dama ko sama xol laa ko tuba de man li ma tudd si ma xoolal non même ma ngir yàlla xoolal man li ma wax man dama ko tudd sama xol barka alxuraanu karim ñun Yoff dañu war a dépasser fii ñëpp ñu ngi ñëw fii di jël di dem mais li ma gën a ñaawlu si àddina mooy da ngay dëkk si dëkk bi juddoo si dëkk bi ay nit jóge fële di jël ñoo xamante ne ñëw teg si kaw Yoff te am nañu fi ay cadre ay boxante nañ car macha allah jàng nañ mel nañu war a mel foo dem man moo tax fu ma dem si Yoff Moustapha Tall mën na ma sedde dama ne maa ëpp xaalis si Yoff maa dàq sañ parce que Yoff laa dëkk fii la ñun la yàlla may lu kenn mayul ñoom ay doom dañ leen jàppale cadre yi ñi si kaw nañ jàppale suñuy doom parce que waruñu ne fi sax di laaj ma dem ba ku ne war nga mën a génne budget teg ko stable ñu jàppale suñuy doom di ñaan rek yàlla defal jàmm may ñu wér bu loolu weesoo ma ne sama dernier wax mooy li may wax Yoff moo la nekk teg fépp quoi dama ne ñi ne si kaw nañu dimbale ñi ñu war a dimbale te yàlla rek tax un jour viendra plus tard
muy bés boo xamante ne kenn du ko échappé te wax naa la benn wax fii kenn moo fi ne mooy diriger muy yàlla ak yonent ba quoi bu loolu weesu nañ dimbali suñuy doom mais li gën a yées man lépp daf ma mité te yàlla rek tax barka alxuraanu ko li ma wax sama xol laa ko tuba de day caaxaan en tant que artiste man dama ne man je vis non stress lu mu waay gën a solo bokk man je suis fier être Yofois li ma tiitu ma sago dama ne nañ dimbali ñi war dimbali jàppale ñi Yoff jëm kanam parce que ay doom yoo xamante ne franchement ku leen jàppale ñu dem mais da ngay gis doomu Yoff ay keneen di jàppale keneen man loolu moom c'est ça qui m'a fait mal dans ma vie quoi si Yoff loolu rek moo métti du dara mais nag Moustapha yow fa ngi ni sa diggee yow moom dama la ñaanal yàlla spécial quoi parce que yow franchement li ngay def te waara fii lii dañuy def touché wu ñu si li ñu si xoolal njegandooy kii masul def dara ba wax ka lépp mu ngi koy def en douce waa Yoff jàppale leen seen doom sama dernier wax mooy képp ku fi wàcc sa ànda boo def te nde ku fi def loo def te Yoff ne ku ko dunde pakka salu rek te sëy naa ma ñoon am na lu ma waxoon fii si Yoff dëkk fi juddoo fi màggee fi def lu baax am ko rek def looful dafa gis ko amul sax wax amatul yomal xiyaam léegi li yàlla nañ dimbali booy Yoff yi ñoom ay cadre am ay fa sama dañoo wax nag moo faal yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko wér moo faal loo ragal fële yàlla na ko yàlla dax te nag on est fier te ñu ngi sa ginnaaw te di nga toog équipe nationale si Kantar bu ñu si jàppee rek ñun waa Yoff rek dem wasalaam. ñoo ngi ñëpp on est avec tout le monde mais contre ñu tamit kenn ku ñu defal danañ taxaw fa ñu war a taxaw gërëm la sant la ñaanal la yàlla loolu nag ñii ñaan ñii yàlla may barke ñii yàlla may alal ñii yàlla may doole ñu ñëw jàppale ñu man mii Djiby Cissé jàppale ñu Amane Ndiaye wala keneen mais suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët la ñuy jàppale lii am feneen jombul Yoff encore une fois dama koy wax te c'est possible te si kattanu yàlla danañu ko réussir jërëjëf. asalaamaaleykum waa Rafi maa ngi leen di nuyu et di nuyu Empafi aussi si li nga xamante ne lii moom moo ñu dajale fii tey nag kàddu bi may wax kàddu Moustapha Tall ndax Moustapha Tall dafa doon koo xamante ne kii suma lépp la bon fu ñu manti demit kàddoom lay jël rek jox ma ko ndax Moustapha mii xale la waaye kilifa la koo xamante ne kii ku mel ni président de la république moom rakkam génn àdduna président déplacé wu ñëw fii ci xur wi jaale sa papam doon jàppale président bon kii jàppale na it ñu bari ñoo xamante ne ñi ñu ngi fi ba yàlla def mu jóge fi waaye góor googu dafa am lu mu ma waxoon daf ma waxoon na ma dénk naa la Moustapha Tall bon tey jii dénk boobu moom laay doxal ak moom aussi mu jox ma cër gis nga seen partenariat bii am ni delewul tey ndax Rafi ñëw nañu am na ñu ma seet ci waa Rafi ne dañu bëgg gise ak Moustapha pour mu jàppale leen ku ci mel ni Ablaye Ngom ñëw na xaw ma mu ngi salle bi wala déet ku ci mel ni Faye Seck aussi wax nañu ma ko booba sa jamono yooyu defe naa ñu ngi woon ci diggante nawetaan yi man leen bu soobee yàlla ak yonante bi comme jot naa si Moustapha lépp lu mu man dina jàppale Rafi Empafi doole ko si bon ñu jëlaat bés bi boole ko ci parrain bi bon Moustapha dina jàppale ñoom ñaar ñëpp parce que yàlla def na man su ma ne ko defal lii mu def ko rax ci dolli it ku ne xam na ne saltige Mamadou Mbengue mi suma maam la moom it lu mu ma wax def ko dama koy def bari na yu bari yu nga xamante ne yi lu muy def daf may oo mu sit ma ne ko naam mun a ma kaay defal lii moom ak Moustapha mi xamante nañu ndax moom aussi mu ngi jàppale Moustapha ci Zaïre di ko jàppale ci baatin bon lu maa ngi la ci sant waaw di nuyu aussi mon cousin mon frère muy Mbay maa ngi ko gis léegi gisuma ko woon bi muy wax laa koy door a gis moom li ñu naan picc nga ca kaw xel maa ngi ci suuf am na mais moom tout le temps xelam mu ngi ci Yoff ndax souvent tout le temps damay déggante ak moom tonton Jega wax na ko tonton Jega li mu war a def mais yow it da nga war a jegeñ tonton Jega parce que ay nitu bitim réew ngeen te ñun amuñu chance parce que président Ngouda wax na ko léegi man day bii may football man dama ne woon damay nekk un professionnel
wala ma nekk chanteur yàlla dimbali ma munu ma nekk professionnel ma teel a bàyyi ku nekk xam na ne yéen ñii ñun ñoo footballandoo ñoo bokkandoo terrain yi donc ma teel a arrêté dem génn ji album comme ñëpp dem ci way yi yàlla dimbali ma nag ma nekk un acteur culturel daanaka fi ñu toll nii fu ne ñu ngi fay wax ci wàllu cosaanu Yoff yàlla mu ngi ñu siy dimbali bon tey yéen ñi ci toll xale yi nga xamante ne am nañu chance parce que lu mel nii xalaatuñu ko woon pour mu am Yoff mais lu tax ñi fi génn Yoff la ñuy génne ñii nga xamante ne ñi dañuy ñëw ku bëgg a génn sax da ngay ñëw jënd kër Yoff mais Yoff am na lu fi ne seet leen bari na ay football kat yu bari na aussi ay nit yoo xamante ne ñu ngi leen di tudd mais dañuy ñëw dugg Yoff bu ñu demee yàlla dimbali leen waaw bon comme yàlla dimbali nañu ñu am moo fal dañu ñaan yàlla am ay moo fal li ñuy may nag ay moo fal mooy ni ñu ko waxee léegi xale yi bu dee école am na ñu leen yor te école ba ñooñu seen kéntalaayu kàntan ñu ngi koy def bu fekkente ne nag ci kër gi la kër moom papa yi moom duñu gérer dara ñun duñu lijjanti dara benn ci man mais yaay yi ñoom ñooy toppatoo xale yi di leen surveiller di leen toppatoo seenam njàng di leen xool aussi génn seeni sac di vérifier te dafa am importance loolu li may wax mu ngi gudd mais damay ñaan rek ci kàddu Moustapha laa doon waxe mais di wax ne leen ne Moustapha mi pare na pour jàppale leen ci zahir jàppale leen ci baatin Rafi nañu xam ne Rafi Moustapha la te ni ma ko waxee moom aussi noonu la koy jëfee te noonu la ko waxee te bu ngeen laa xam li ma leen di wax ñu dem ci kanam di ngeen xam ne am ngeen partenaire boo xamante ne bii di ngeen ne bu ñu teeloon a xam ne kii day mu ngi fi dinañ ñëw ci moom bon loolu mooy li nga xamante ne lii moom laa siy dolli. asalaamaaleykum vraiment ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di féliciter waa Rafi ak NPAFI bi woote tey di nuyu ñi ma partenaires yi nga xam ne woo ngeen leen fi ñu am solo muy Adja Binet ñu ànd di liggéey si wàllu Yoff Soda noonu Apexi Mbaye Gueye moom dañ koy ñaanal mu ngi àll mais bët bi toujours mu ngi si Yoff vraiment ñu ngi lay ñaanal yàlla dolli kàttan ba li nga mébét yëpp yàlla mottali ko Moustapha nag sama waay la xam naa lu mu si wax rek dina ko def waaw sama xarit la Moustapha na nga si jàppaloo man waaw te dina ko def incha allah foofu laay mbég na nga ñu remercier sa pap ñu ngi lay remercier sa pap parce que dëkk Yoff jariñ Yoff a ko gën te sa papa loolu la def xam nga jël ay élèves xam nañ ñi ay doomam lañ mu jël leen may leen ñu def sport ba pare ne nañ ñëw jàng si école am loolu lu rëy la bu ko doon fayee ko defe naa xaalis bu bari lay doon nekk ñu ngi koy ñaanal école am yàlla na yokk bu baax a baax caba ñu ngi ñaanal suñu jarbaat Modou Fall yàlla nag yàlla lafal cet li ñu yéene si moom yëpp yàlla def ko coordonnateur ñu ngi leen di nokkeel nguur da jërëjëf loo gis rek taxawaay mooy tax mu réussir waaw gis nañ li nga taxawee yaax ñi nga àndal début boo xawoon na metti waaye dama wax Yoff noonu la ñuy dundee boo yëkkee dara buñ ko miinul noo def ñu sànni si ay baat waaye yow na nga xam fi nga jëm rek loolu moo am solo li nga bëgg a def boo doxee rek te yàlla tax ñëpp dinañ xam ne ndekete li ngeen def njariñu du ngeen ko jariñoo investissement ngeen def si ay xale te ku bëgg sa ëllëgu dëkk jag il faut nga fàttala ko say doom ñu ndaw ñi foo nga waajal leen préparer leen si lépp mooy xam-xam ñu ngi jàng ñu ngi def sport loolu kenn mënatu kaa génn si boppu xale yi waaw bu ngeen defee kuréel googu vraiment ñu yëg ne mu ngi yokk yàlla leen yàlla jàppale te ngeen boole ñëpp rek bu jotee woo leen ñëpp rek ku ñëw ngeen def ku ñëwul ngeen def waaw mais maa ngi leen di ñaan Fandoy maa ngi lay nuyu sama chéri sama aaw dinañ si jàpp bu baax a baax incha allah loolu moom dinañ si jàpp carte bi nag laa xamul ku ne lu la neex jënde carte ma bañ a wax si micro bi waaw après dinañ gisee waaye daal ñu ngi leen di encourager nguuda li ngeen def am na solo parce que yaay yi comme wàlli si nañ si rek man dama jàpp ne day réussir
parce que jigéen ñi bu ñu mënee benn rek góor ñi bu ñu mënee benn jigéen ñi ñaar la ñuy man li ñu wax dëgg la waaw kër yi moom vraiment liñ si man léegi bariwul bu ñu amee junne dañ leen di sànni rek dem bu dee 10 000 ñooy mottali waaw kon dañ leen di ñaanal yàlla taxawu leen te seen kuréel gi yàlla ko gën a dëgëral Ami Samba mi nga xam ne amoon na si yéene bu mag a mag yàlla def mu jiitu ngeen dese mission bi waaw li nga da wax am na solo fa mu ne mu ngi leen di xool ndax yëf yi di ngeen ko doxal wala du ngeen ko doxal te ñii ma gis fii xam naa ne dinañ ko doxal vraiment yàlla na yàlla dolli kàttan jàppale ñu si Yoff li ñu si bëgg yëpp yàlla defal ñu fi yàlla dafa wax lu am solo il faut ñu jàppale dëkk bi ku man xalaat nit moom day am loo man di nga mën a xalaat wala nga mën a joxe xaalis wala nga mën a sol saw daal la dox ñett yooyu moom nit du ko télé si village am te loolu ku nekk li nga sa man rek boo ko defee te nga bañ a sikkal nit ñi luñ la andil rek jàppal ne kii kay wax même bu defee erreur ngeen waxtaan rek xam ne intérêt yi Yoff moo ñu tax a yëngatu vraiment ñaanal ñëpp félicité leen si liggéey bi nga xam ne yàggul ngeen def si résultat yi ngeen si def yàlla ngeen dem ba Yoff ëpp ay international si Sénégal te dina am incha allah liggéey bi sell na jub na teg ngeen ko yoon yàlla na yàlla jàppale vraiment dinañ si jàpp incha allah dinañ si jàpp am nañ wóllëre yoo xam ne dèjà kii moom suñu waay sama waay la yóbbu naa ko foo xam ne sax am na lébu yu bari yu fa dem boo jàppul rek dama koy yàqat waaw na nga si jàpp bu baax te xam naa dina ko ku baax la vraiment day jékki-jékki woo ma rek ne ma Yoff lu ma fi war a def sama mouvement la bokkoon di ànd ak sama sët bi ndiir di kilifaam daa ko indi kër ga ba papaam génn àdduna mu des Yoff te nit nag fu mu am kër fa la dëkk ñu bàyyi wax boobu nit fu mu am kër rek am fa njaboot fa la dëkk waaw dañu fekkente rek ñii dañ fi jiitu ñii ñëw waaye dëkk Yoff say maam yëpp juddoo fi te mosoo defal Yoff dara nit ñëw fi ñaari at rek defal Yoff lu ne weng ak kooku moo ñu ëppal njariñ dëkk Moustapha yàlla na la yàlla jàppale mooy li ma wax rek loolu moom defe naa ku si toll bu yàlla dimbale xale yi yàlla na leen yàlla sàmm ñu jàng ba am bac buñ ko amee incha allah déjà Sénégal rek lañ doon am mais ren am nañ bourse yoo xam ne day yóbbu xale yi Maroc te dinañ toppatoo ba am ñuy dem Canada ak Belgique ak France yooyu yëpp ànd rek kay tax ñu am ko dara jafewul kon loolu ñu ngi leen di wax ne am nañ 5 écoles yu ñu may bourse mais école bu ma may école dañu am tendance di maye demi bourse wala quart de bourse wala bourse entière man ku may dama ne laan bu ma may demi bourse entière ku ko mënul may bu ma may parce que man Yoff laa dëkk bëgguma kii war a fay 50 000 ñu ne kaan fayal 25 000 ñu may la 25 000 50 000 yëpp ngeen may bu ngeen ko mënul ngeen dem parce que léegi école yi ñoo ñu démarché parce que école privée yi dafa formation yi dafa bari léegi ñooy démarché nit ñi di bëgg ñu andee étudiant foofu kon loolu ñu ngi leen si rassuré njëre xam na li may wax seq nañ si lu bari si wàllu xonq bopp yi wax dëgg yàlla bu ñu waxalee yàlla Yoff moom dugal nañ fi lu mat 800 bourses 4 ans yi bu ñu ko xaymoon tey bourse mu ne 1,350 000 lay jar bu ñu ko xaymaa kon dem na 1 milliard et quelque waaye loolu xamoo dama wax xale booy investiral si moom rek suba xamoo ku lay dimbali man ngaa jur sa doom dundal ko ba mu màgg def si moom lépp mu xëy du la amal benn njariñ nga jëndal benn xale benn kaye rek mu téye loolu dem ba am teraanga di la yeewal xarit Tabaski di la jox paasi màgg kon booy investir ñëpp ay doom lañ investiral rek si xale yi yàlla nañu yàlla dimbali te xale ku si investir rek yàlla fay la parce que maamoon la xamul lu bari ku def si moom rek yàlla lay fay kon li ngeen def am na solo yàlla na ko yàlla sàmm yàlla bu ko seytaane yàq yàlla leen si yàlla kàttanal yàlla bu leen si dara pakasal incha allah bu demee noonu yàlla mën nañu defal ndam lu yaatoo ngeen baal ñu wax salaamaaleykum. ñoo ngi remercier Sias mi nga xamante ni moo jiite Yoff TV ak équipe bi nga xamante nii yëpp li ko dagga si kaw ba si suuf ñoom la àndal di liggéey di remercier caméraman bi nga xamante ni moo ñëw doon jël sa fi muy njoon moom nga xamante ni wax dëgg yàlla du sonn du taay
si li nga xamante ni mooy yëfi Rafi moo wax patron am Sias ñoo ngi leen di ñaanal yàlla lépp loo xamante ne ni moom la ñu bëgg si liggéey bi ñu yor rek yàlla ful ko ba ñu am si sax lu ëpp seen njort li tax mooy depuis Rafi juddu amul lenn loo xamante ne dañ koy def te ñoom teewuñu tey bu ñu xamee Rafi télé Yoff TV joué na si rôle bu am solo ndaxte tey bu ñu taxawoon fii di wax kenn jëlu ko ëllëg pour ñu tekk pour waaye fa gis ko tamit ña koy xam du bari kon communication dafa baax si loo gis si àdduna moo tax ñu amoon nax ñoom partenaire pour liggéey bu ñuy def rek ñoom ñu teewee ka loolu nag day wan ne lépp Yoff la sotti si def si la waa Rafi yëkki nañu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Empafi yëkki nañu kàddu xam naa après naa jox mère Fandoy mu tëj ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax man personnellement maa war a delloo waa Yoff njukkal li tax mooy kuréel gu toll ni Rafi dagge laayeen ba tóngoor quartier bu nekk am sa ay représentant ñu ne yow Djiby Cissé yow la ñu jiital loolu ku mu doyul dara dootu la doy et pourtant maa si gën a niil ñoo ngi ni toog ay intellectuel rek ñoo ma wër ñu jël seen lépp jox ma li tax bañ tolloo si jàng wax naa leen que dama doon daw rek fu ba rek laa doon def tey ñoom ñu ñëw ne ñu non jiiteel ñu loolu man awma droit à l'erreur saltige li may wax xam nga ko parce que li ñuy waxtaan bari na fépp fu ma Yoff soxla dama war a jóg ndax dama gëm ne suñu génération ñun ñoo war a inverser tendance bi man loolu laa gëm tey barka démb damay waxtaan ak benn suma moroom mu ne ma yéen a toj terrain yi seen génération yéen a tojaat jàkka yi ndax suñu génération ñu bari tey ay imam lañ si quartier yi sant yàlla la te signe la boo xamante ne ni nañ si bàyyi xel bu baax a baax suñu génération tey suñu leen limalee yéen ñii ngeen xam ne ñi Yoff war nañ am yaakaar si ñoom te yaakaar jooju yàlla na jëm kaw ñoo ngi sant ñëpp a ndëkk ndax wax dëgg yàlla El Hadj Biram bëggoon na teew mais jamono ku nekk xam ne ne xat na yéenam egsi na ndax ku toll ni président d'honneur bu Rafi bu ñëwul la ko tey rëy na di ko ñaanal yàlla ndax taxawaayam si Rafi umpatul kenn monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr chef de cabinet waroon ko fi représenté oo na ma téléphone di ma wax ne ma dafa am dog-dog si diggante bi moo taxoon jotul yegsi moom it vraiment yéene bi egsi na di leen ñaanal yàlla ñoom ñooñu ñëpp ak gan yu tedd yi nga xamante ne nii teew nañ fi assisté li nga xamante ni mooy rencontre première sortie Empafi mu nekk réussite boo xamante ne nii wax dëgg yàlla ñun ñi nga xamante ñooy membre Rafi day tey bu ñu demee tëdd danañu nelaw ndax lii rek lañ si jublu woon te lii mooy Yoff mënuñu def leneen lu ëpp lii kon daal encore une fois si kàddu Rafi Empafi ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla moo fal nag sànq matson bi muy daw booba léegi maa ngi jot message yi minute bii bu mu rateex action bu mu def yëpp wax dëgg yàlla maa ngi koy jot loolu ñu si sant yàlla bu baax ndax ndaje mi mënuñu ko woon a def te yaay moo fal ay mbokkam teewuñu fi lii nag seede la sa li nga xamante ne ni Rafi Empafi moom la ñu yékki pour taxawal ko Yoff dama ne encore une fois possible na pour lu mat ñaar fukki moo faal am fii si Yoff te si kattanu yàlla dina am lancé benn appel bu mujj muy bépp kilifa boo xamante ne ni dégg nga woote bi nga ñëw wuy se waa Rafi wuy se waa Empafi ñu liggéeyal suñuy doom liggéeyal suñuy sët pour mu jëm kanam ndax xale yi ñu yor di leen formé ñooy yaakaaru renaissance sportive bu Yoff bu ñu laa jariñ kenn équipe bi nga xamante ne mooy suñu équipe bu dëkk moom la ñuy jëkk a jariñ ndax ñun ñii ñëpp RS Yoff la ñu rajaar def fa lañ fay def ba génn mu faal moomu ñuy wax école de football Yoff la génne jóge fa dem Njare jóge fa dem RS Yoff ba ni mu génnee dem port dem compagnie sucrière soog a dem Europe pire produit yu Yoff la Yoff ñoo ko formé muy tiitarab Yoff li muy def si jàkka yi jumaa yi armeel yi ñëpp gis nañ ko ñu koy ñaanal yàlla lu mu mën tey
bu ëllëgee yàlla na mën lu ko te ba ren jii bu la saison bee jeex yàlla na ko yàlla may contrat Angleterre yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def te ñu koy ñaanal équipe nationale match yi di ñëw mu bokk si ndax mënuñu ko au contraire moo leen man waaye bu ñaani takarnaasee rek si kattanu yàlla li ñu bëgg dinañ ko si am ndax mooy suñu tiitar ñun ñëpp wax dëgg fa yàlla kàddu gi gudd na mais mënul woon ñàkk ñu gërëm ñëpp sant ñëpp ndax yéen ñi toog fii ñëpp sumay xarit lañ ku nekk lay dégganteel téléphone bu ma yëkkee sama téléphone ku ma oo di nga ne di nga ñëw loolu sant yàlla la ndax tey bu ñu boo leen oote woon yéen ñi kenn ñëwul kon ñi ñëw fii jàkkaarloo yéen dinañu jaaxle torop mais tey ñoom am nañu leen rassuré gis na yaayu académicien yaa ngi toog tey lu ñu waroon a def benn incha allahu rabbi dinañ continuer xalaat si ba mu doon ñetta wala ñeenta si kàttanu yàlla. asalaamaaleykum comme ni ko président bi waxee moom wax na lépp mais dafa baax rek ah mënoon nañ ñaan yëkkati jataay bi du dëgg mais dañ ne géej lu mu bari bari ndox dolla ko ndoxam taw yàlla mu ngi dogal ne fii Yoff maa ngi jéem a jël kàddu si kanamu kilifa gi mooy saltige Momadou Mbeng mooy suñu kilifa ñu topp si ginnaawam mais liñ mën a wax rek mooy lii mag ñi mas a wax Yoff benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar li leen jik mooy ñu nekk benn ànd bokk ndey bokk baay doom déggal baay rakka topp mag loolu moo mas a nekk si Yoff muy njiglaayam ku ko jéem a yàq ndëkk yow yaa si yàqoo kon ñun tàng yi nga xamante ne moom lañ yëkkati di jéem a dox pour Yoff am njariñ yàlla nekk tànki yiw yàlla sañ ñu ko yàlla nañu ko yàlla defal loolu moo ñu jig leneen jiguñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te mbokk gi bi ko yàlla di sos tàgguwul kenn kon yàlla ne na ngeen ko rafetal donc bon li ñu def nii si rafetal mbokk la bokk kon nag ku nekk na sàlloo loolu saxoo loolu te ñaan yàlla dëgëral la si te xam ne loolu moo lay topp ba sa biir bàmmeel te xam ne àddina ñëpp xam nañ ne àddina ràppan mu ngi si jeex fa la jëm ku nekk na nga def taxaw seetlu si sa bopp kon xale yi nga xamante ne ñoom lañ taxawal bëgg leen a dimbali te yàlla tax yàlla ñu si yàlla jàppale yéene boo xamante ne am nañ ko rek yàlla na yàlla def mu kawe si njort parce que aussi xale alalu yàlla la donc bon lépp lu si waay def rek sa boppa nga ko defal suñ koy jéem a arabal dañuy wax ne man amila salihan fali nafsi képp ku def lu baax nu mu mën a day sa boppa nga defal wa man asaa fa alayha képp ku def safaan aussi sa kaw lay këpp kon yàlla ñu yàlla dimbali saxal ñu si ñuy def lu baax kon nag lépp lu ñu def rek jàpp ne baax na yaa nu ko yàlla sellal ndax yàlla lu sell la bëgg kon nag maa ngi jéem a wax ne si kàddu président ñu ngi jéem a waxal waa Rafi di wax ne Rafi Mpafi sotti si la ak def si donc bon yàlla nañu yàlla dimbali ba li nga xamante ne ñu ngi koy tàmbali ñoom ñi ñu am si ndam te ñu muurloo ko donc fa laay gàttale bay biram moo waroon wax mais mu sànni ma kàddu gi mais def naa lépp rafet kon nag yàlla nañu yàlla jàppale Yoff yàlla na fi yàlla saxal jàmm yàlla na fi yàlla sëmbaxtal jubboo teraanga bi fi am yàlla nañ ko muurloo yàlla sañ na ko yàlla na ko yàlla def suñu kilifa gii muy Alhaji Momadou Mbengue saltige yàlla na ko yàlla may fan wu gudd dañ ne doomu ñay jarul ñaanal rëy donc bu màggee rek rëy kon moom aussi dañ koy ñaanal gudd fan li nga xamante ne moom la yéene si Yoff te suñu maam li nga xamante ne mooy kilifaam nekke woon ko si Yoff yàlla na def lu ëpp loolu te suut papam aw fan yàlla na ko yàlla defal wa ma zalika ala llahi bi aziz allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ñu tëjee ko salaatu ala nabi yàlla bu mu nekk suñu mujj jotaay astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum